suñuy gaynde yéen suñuy gaynde taamu nañu leen ñun taamu nañu leen taamu nañu leen yéen suñu gaynde yéen suñu gaynde kaay leen ci biir Fara Ama Ñang laa ci dolli kaay la break ba ñëpp ne mocc waaw kaay leen ci biir Fara man dama lay botti dama woowee Fidèles téléspectateurs de la télévision la Eben TV ñu ne loolu mooy la télé de l'espoir donc vous êtes dans votre émission coulisses des navétanes avec votre présentateur préféré muy DJ Siliou donc tey jii nag ñu ngi fi nga xamante ne ni moom mooy diwaanu Rufisque diwaanu Colobane diwaanu Tali bu Bees plus précisément à l'ASC Djubo bu ñu nee ASC Djubo donc dañ naan ASC bi nga xamante ne ni c'est un grand ASC. Il a été créé en 1974 donc ASC Djubo mu nekk ci poule A war a dajeek ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ASC Sidak ASC Manko ASC Cité Gabon donc pour son premier match d'ouverture l'ASC Djubo a battu l'ASC Sidak par 4-0 donc yaakaar naa ne ASC Djubo ñëwul fii pour ay caaxaan donc dafa dugg ci nawetaan yi juste pour jël nawetaan yi donc prochain match mu war a opposé wu ak ki nga xamante ni moom mooy ASC Cité Gabon donc ASC bi nga xamante ne ni am na ginnaaw bu baax te y a des pros là-bas donc on va voir li nga xamante ni moom mooy déroulé ci terrain bi li nga xamante ñoom ñoo nekk sama ginnaaw ñoom ñooy l'ASC Djubo mooy ASC bu mag bi comme ni nga gars yi di waxee dañuy dem waxtaan ak dirigeants yi waxtaan ak supporters yi waxtaan ak coach bi juste pour xam seen état d'esprit fu mu toll seen mentalité. fu mu toll ci li nga xamante ni moom mooy match bi ñu préparé samedi incha allah kon nag dañuy dem xool ASC Djubo seen préparation comment ça se passe c'est parti. Nous sommes en direct sur Eben TV donc fii nga xamante ni moom mooy ASC Djubo ñu gën a ko xam ci l'ASC Guy gi donc ki nga xamante ne ni moom mooy un de ses dirigeants donc dañ koy laaj turam après ñu mën a waxtaan ak moom salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaye grand bëggoon nañu xam tur bi ak sant bi. waaw man maa ngi tudd Ousmane Diall. voilà yaakaar naa ni kooku mooy sunu grand Ousmane donc moom il fait partie des dirigeants de l'ASC Djubo donc dañoo bëggoon xam tey jii en tant que ASC Djubo une grande ASC bi nga xamante ni mën naa ni ASC yu ko ëpp fii mën naa ni bariwul donc comment vous arrivez à gérer cette ASC en fait. waaw tout d'abord dañuy saluer waa Eben TV ci opportunité bi nga xamante ne si may nañ ñu ko pour ñu mën a waxtaan ak téléspectateurs u Eben TV yi ak suñuy ay supporters ñun ak waa ëxlu nawetaan waaw ñu ngi leen di remercier d'abord ci loolu. ni nga xamante ne si nag noonu la ñuy contenir l'ASC plus particulièrement les supporters ak l'engouement mooy maanaam ci personnalité ngay defee loolu. ci personnalité parce que nit ñi da ngay nekk ak ñoom avant les nawetaan pour pendant les nawetaan man boo leen soxlawee wala nga war a wax ak ñoom ñu déglu la waaw ci loolu la ñuy cultiver ak supporters yi tout récemment rek avant nawetaan yi di démarrer bi ñu jotee suñu PV fii ci terrain bi def nañ fi benn réunion supporters ak dirigeants supporters yëpp ñëw fii ci diggu terrain bi ñu waxtaan ak ñoom ci non violence bi ak respect bi ñu war a am envers les autres. noonu la ñuy continuer daal dañuy def ay réunion périodiquement ak ñoom parfois nag am ay bërëbi galeuse doo leen mën a surveiller fi ñuy jëlee xeer di ko sànni doo ko fekkee mais loolu du bari te yooyu parfois day exciter ay violence mais ñoo ngi ciy def daal suñu këm kantam di waxtaan ak ñoom périodiquement di leen boole ci ASC bi di leen wan ne leen seen ASC la boo leen xeexee ñu aj ko yéen a yàqal seen ASC te nit mënoo bëgg sa ASC ba pare di def lu koy yàqal. waaw ci façon yooyu daal la ñuy demee ak ñoom ñu ñuy comprendre aussi ñu ñuy comprendre. voilà donc yaakaar naa ni dégg nañ ko donc sunu deuxième question tey jii boo xoolee la plupart ASC yi dafa am benn complicité boo xam ne dafa am entre les joueurs en fait ak les dirigeants donc j'espère bien que complicité boobu noonu am na entre vous les dirigeants et les joueurs de l'ASC Djubo. waaw complicité bi maanaam bu ñàkkoon yow mënoo former équipe parce que déjà jour bi même bu dee def fi dëkk wala dëkku fi moment bi nga bëggee mu ñëw football ci ASC bi da ngay dem waxtaan ak moom ba convaincre ko mu ñëw kon donc bu amul woon déggoo boobu ak complicité boobu maanaam doo former équipe
kon donc loolu moo jiitu xale yi da ngay nekk ak ñoom après lay nawetaan di organiser ay tournois ñu ciy participer di dem di leen yóbbu sax si ay test ñun dañuy def loolu da leen yóbbu ci test comme tey jii ay Mbour Petite Côte dañuy solliciter ñu yóbbul leen ñaari jours ñu testé wala parfois ñu engagé Aspire wala ñaari tali match d'entraînement former suñu équipe bi yóbbu leen waaw yooyu lañ koy def avant les nawetaan kon donc complicité bi du yem ci nawetaan bi rek ñun suñ complicité ak suñu joueurs yi day continuer waaw looloo tax ñu mën a am bu ñu leen woowee ñu ñëw daal. donc voilà à l'instant ki nga xamante ni il fait partie des dirigeants cadres de l'ASC Djubo moom moo doon sànni ay kàddu léegi dañuy demaat xoolaat une autre personne ci dirigeants yi ñu laajaat ko yeneen question pour ñi nga xamante ne ni xamuñu woon ASC Djubo ñu gën ko xam à travers Eben TV. non bala ngaa dem ma lancer parce que. waaw acca. mënoo leen dem te du ma am lu ma lancer parce que boo xoolee ASC bi je suis le doyen ñi nga xam ne ñooy membre CD bi ñaari nit kenn ki moom a mag kenn ki ñoo tolloo kon ñeneen ñi si des ñëpp maa leen mag kon ci doyen yi la li may lancer supporters yi muy yu ASC Djubo muy yu ASC yi nekk ci Tëngéej yëpp 83 ASC yëpp mooy non à la violence parce que bu nawetaan passé ñun dañoo dëkk ñun waa Tëngéej da ngay dëkk Guy Murit am mbokku Dangu comme ku mel ne ñun waa Dangu lañ fa lañ jugee suñ papa yi ñu doon liggéey bataa am fii kër da ngay dëkk Dangu am mbokku Jokkul kon ñun ñëpp benn lañ non violence bi daal la ñuy prôné pour ñu def nawetaan ba mu jeex ba def 8 finales yëpp sans la violence ñun loolu la ñuy prôné te loolu la ñuy woote képp ku dégg suñu cri de cœur boobu nag ñu si jàppale te yàlla tax non à la violence. voilà gars yi dégg ngeen ko bu baax muy 83 ASC yi nekk Rufisque yëpp ñu ngi leen di woo ci non à la violence parce que man la violence comme on dit souvent fajul dara donc non à la violence acca ñu dem seetiwaat keneen merci. ñi nga xamante ni moom moo nekk suñu wet kenn dootu ko présenté fii si ASC Djubo kenn dootu ko présenté ci dirigeant ASC Djubo yi donc dañoo bëggoon juste mu wax ñu tuuti joueurs yi seen préparation est-ce que ñoom pare nañ carrément pour affronter équipe bi nga xamante ni moom mooy Cité Gabon. waaw asalaamaaleykum mbokk yi waaw comme ni nga ko waxee rek waaw man moom nekkatuma koo xam ne dañ may présenté si ASC Djubo nekk dirigeant bu yàgg sax si ASC Djubo waaw depuis ba grand yi bàyyi ba léegi ñun ñoo fi nekk téye équipe beeg suñuy loxo di la war na rek nag boo gisee nii rek lii rek boo ko xoolee war na la mën a doy lii rek boo ko xoolee doy na la waaw ñun moom match bu doon suba la sax pare nañ waaw dañuy ñaan nag xam nga li si des sunu borom moo yor ndam dañuy ñaan yàlla may ñu ndam lu sedd guy ci kaw Cité Gabon. voilà dégg nañ kàddu yu mu sànni donc dañoo bëggoon juste boo doon lancé benn appel supporter si à la non violence yow loo leen di wax. waaw loolu dañuy fekk sax ñu ciy liggéey ñun chaque jour que jëfee bu gars yi entraîné ba pare dañuy woo suñuy supporter di waxtaan ak ñoom di leen woo ci non à la violence ñu dem gagné parce que tamit lii boo ko amee sa xel war na dal quoi yaakaar naa ne lii boo ko amee bu la yàlla defalee jàmm rek doo sax am ay problème bay xeex yaa ngi dégg ma noonu la demee chaque jour que jëfee rek ñun ñu ngi woote non à la violence bu ñu sañoon tey nooy daan Tëngéej day àgg sans violence sans coow dara du am. voilà kon yaakaar naa ni c'est clair ki nga xamante ni moom mooy sunu grand wax na lépp loo xamante ni lu jëm ci non à la violence la comme ni ñu koy defee saa su ne comme ñoom waa ASC Djubo ni ñu koy defee à chaque fois ñuy woo seen i supporters di waxtaan ak ñoom ci non à la violence kon yaakaar naa ne ASC yëpp war nañ ko mën a defee noonu. donc ñu jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni gars yi ñu ngi koy naan moom mooy président bi donc bëggoon nañ mu wax ñu tuuti moom mooy kan ak lan lay représenté ci ASC bu mag bi comme ni ñu koy waxee ASC Djubo. waaw salaamaaleykum ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si sang-sang yi di remercier tamit seen teewaay quoi. la Moussa Ndiaye président commission sportive bu ASC Djubo ñëw entraînement di seetaan sama équipe di ñaan yàlla tamit yàlla defal ñu ndam quoi. voilà yaakaar naa ni dégg ngeen ko bu baax donc grand Moussa bëggoon nañu xam tey jii boo doon def benn cri de cœur pour équipe bi. loolu ban cri de cœur ngay jox waa ASC Djubo boo doon def benn cri de cœur. waaw man ASC Djubo moom li ma leen jox mooy chaque jour rek jour yi nañ xam ne ay jour dañ quoi waaw ñu jéem a def différence supporter tamit def non à la violence waaw parce que man am na loo xam ne mënu ma ko concevoir quoi mënoo am équipe bu baax ñu nekk ci yoon ay supporter di plat déconné xam nga di def nag noonu nawetaan àndul ak loolu nawetaan kaf ak ree la quoi. te it wax dëgg yàlla am nañ yaakaar ci équipe bi bu baax a baax man nag dama nekk nit koo xam du ma tëkku
mais damay ñaan yàlla ñu yàlla may ndam di tamit ñaaxaat supporter yi tamit xam nga ñu régler ñu dal quoi ñu supporter suñu équipe waaw que le meilleur gagne quoi. voilà donc yaakaar naa ni c'est clair donc pour la dernière question bëggoon naa xam nawetaan yi ASC Diobo da ci dugg juste pour dem quart de finale demi-finale ou bien dafa ci dugg juste pour jël coupe bi. waaw dañ see dugg nag wax dëgg yàlla pour jël coupe ndax ni ku nekk loolooy sa rêve quoi waaw équipe yi nga bokkal poule yi nga bokkal zone ñi nekk Tëngéej yëpp kenn ku si nekk da nga ñaan yàlla jël coupe ñun tamit loolu la ñu ñaan yàlla te it yàlla mi ñaan moom moo am moo mën a maye. waaw kon nag am nañ ci yaakaar tamit dañ koy ñaan rek di wax ne tamit équipe bu ñu mënti taseer rek suñuy nawle lañ quoi waaw ñu xam ne football rek a ñu tax a jóg après su jeexee rek jeex na quoi waaw di remercier tamit joueurs yi nga xam ne tamit ñoom ñoo ñëw pour jàppale ci ASC bi parce que wax dëgg yàlla am na ñu fi dëkk am na ñu fi dëkkul te ñoo ñëpp ASC bi moo leen tax a jóg benn drapeau moo leen ñor muy bleu blanc ASC Diobo di remercier tamit suñu président Pape Gueye waaw moom wax dëgg yàlla macha allah lépp moom la. di remercier tamit autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci biir koñ bi nekk ci biir dëkk bi jàppale nañ ASC bu baax a baax di remercier sama ñaari grand frère nag ku si mel ni Oussou Diall ak Ablaye Ndiaye ñoom ñoo xam ne ñoom ñoo ma njëkk a copté si commission sportive ñoom ñoo ma njëkk a copté nag wax dëgg yàlla jaarale ma ci yoon di may jàngal di may tete ba yàlla dogal tey xam nga ma nekk président commission sportive ASC Diobo côté boobu nag du sama am du sama man du sama dara dama koy sante suñu borom bu baax a baax a baax di xam ne tamit di ñee ma fi teg rek waaw di ñee ma fi teg di ñaan yàlla na yen bi oyof waaw yàlla yen bi oyof yàlla may ñu ci ay ndam si barki Seydina Mohamed si barki Serigne Saliou ma yaakaar. voilà yaakaar naa ni c'était réaction du président donc tey jii dañuy ñëw ci supporters yi parce que dañoo fekk terrain bi ngi remplir ay supporters juste di waajal match bi nga xamante ne nii moo leen di opposé ak l'ASC Cité Gabon bientôt lay doon peut-être samedi incha allah donc grand bëggoon nañu xam tur bi ak sant bi. Vieux Faye. voilà Vieux Faye mu sol équipe bu mu sol maillot ASC Diobo donc ki yaakaar nañ ni ci fan su ASC Diobo yi la bokk donc bëggoon nañ xam tuuti yow tey ji équipe bi boo xoolee équipe bi ba ñuy doog a commencé ak léegi yan performance la nga gis si ñoom. waaw instant yi gars yi xaw nañu sori tuuti Vieux Faye membre commission sportive ASC Diobo waaw gars yi pare nañ parce que premier match bi moo doon phase de test quoi li gars yi football doy na dal na suñu xel quoi. fi mu nekk nii ñu ngi préparé waaw pare nañ quoi di ñaan yàlla mu yóbbu ñu si match bi samedi ak jàmm may ñu ndam quoi moom mi nga xam ne moo yore ndam li instant yi moom pare nañ quoi ñu ngi en plein fi mu nekk nii waaw parce que gars yi ñu doon xaar yëpp instant yi gis nañ leen quoi dañuy xaar bis bi jot rek yàlla may ñu ndam arbitre bu soufflé moom nañ xam ne lépp dëgg la parce que ASC Diobo moom ni nga ko waxee rek ASC bu mag la performance bi ki war a def ci nawetaan rek def nañ ko quoi fi mu nekk moom pare nañ quoi bis bi rek la ñuy xaar yàlla may ñu ndam. voilà dama dégg. ñu ne ASC Cité Gabon dafa doon ASC boo xamante ni am na ginnaaw benn am ay booyu mën football donc ñu war a opposé wu ak ASC Diobo yow match boobu loo ci gis tey ji boo doon def pronostic sa équipe lan nga xalaat moom lan la war a mën a gagné équipe boobu noonu. waaw parce que mooy li ma la wax de suñu xel day la parce que match bii passé premier match su day am ay absence booy xool am nañ lu mat ay 7 jours yoo xam ni. yaakaar nañ dañ football ci match bi te bii passé dañ amoon problème ay licence yi pareegul ak yooyu te seetaan nañ Cité Gabon bii passé li mu indi bu ñëwee lu mu fi dina fekk lu ko gën a garaaw parce que ASC Diobo moom ni ma la ko waxee rek lépp mat na jour moom instant yi ku bëgg sax ñu abal la waaw ku bëgg sax ñu abal la ay jour fi mu nekk nii. voilà kon nag waa ASC Diobo dañoo engagé. dañuy ñëwaat ci beneen supporter boo xamante ne nii kenn du ko présenté si ASC Diobo ñu ne moom mooy Baye Fallou ASC Diobo donc bëggoon nañ nga wax ñu tur bi ak sant bi. waaw tur bi ak sant bi mu ngi tudd Babacar Sène waaw. voilà Babacar Seck. Babacar Sène ah ok Babacar Sène boo xoolee léegi équipe bi boo xoolee la plupart damaa dégg ñu ngi damaa gis en fait ñuy tëkkaarle ASC Diobo ak ASC Lébu gi ci ginnaaw mooy ñi nga xam te ne dañuy feesal stade bi tey jii yow match bii di ñëw. yow looy ñaax supporters yi pour stade bi mën a fees. waaw li ma ñaax supporter moom mooy ñëw en masse rek ci football ko ci fair play waaw ñu gagné Cité Gabon ñu bisi si jàmm te li nga wax ci ASC Lébu gi noonu Lébu gi fekk dafa li ñu mag rek la ñu ëppalee mbooloo mag bi la rek wante li mu def ci nawet bi nga defee ci nawetaan dañu xam ne ASC Diobo mooy équipe bu mag bi waaw Lébu gi moom. yàgg rek la tax moo tax gars yi teg ko foo xamante ni teguñu ñu fi wante bu demee ba si kanam dañu xam ne ASC Diobo équipe bu mag la
waaw. voilà pourtant ASC Diobo aussi yàgg na parce que ni nga ko créé depuis 74 depuis 1974 88 dañ ko créé voilà donc kon ñu voilà kon wa Lendeng ak ASC Diobo moom la ñu formé en 1988 waaw moom loolu yàggul. voilà kon yaakaar naa ni dañuy rectifier date bi l'ASC Diobo a été créé en 1988 kon yaakaar naa ne kii moom xam na ASC Diobo bu baax ñu dem xooli beneen supporter bëggoon nañ nga wax ñu tur bi ak sant bi. waaw man Muniru la baax quoi Muniru sant Ba. voilà Muniru Ba bëggoon nañ nga wax ñu tuuti tey jii da nga ñëwoon tey jii nga seetaan li nga xamante ni moom mooy entraînement bi donc nga gis équipe bi yow tey jii booy wax équipe bi ci ban forme lañ nekk instant bi. bon waaw équipe bi moom pour l'instant mën nañ ne ñu ngi seen meilleure forme quoi waaw instant bi moom gis nañ ne forme bi mu ngi fii te moral bi tamit mu ngi fii quoi. voilà kon yow gis nga ni équipe bi war na mën a tenir tête ak équipe bu ASC Gabon bi nga xamante ne nii kenn dootu leen laam-laamee que équipe bu baax la. waaw non Cité Gabon équipe bu baax la loolu ñëpp xam nañ ko mais tamit Diobo tamit nekkul équipe boo xamante ne nii tamit équipe bu ñuy caaxaanee la quoi waaw te xam naa ne moom Cité Gabon match bii de man boog sama yaakaar liñ ci am ñoom arbitre sifflé moo fi bàyyi de arbitre sifflé moo fi bàyyi waa Cité Gabon waaw jël na coupe daaw nag mais taxul mu nekk fi parce que ñoom jël coupe am dóoruñu ñun comprendre nga te ñun daaw am na nu mu daaw jéeg am na nu mu demee quoi te Diobo mi xam nga ne kenn xam ñëpp xam nañ ne du équipe bu ndaw comprendre nga Cité Gabon nag man li mu leen di wax mooy nañ entraîné lépp luñ mën a def nañ entraîné xam nga jéem a gérer quoi te xam ne buñ leen jàppee duñ doy loolu moom lu leer la Cité Gabon premier mi-temps ma tàggoog ñoom amul sax ay ma dem te ñëw. waaw kii moom yaakaar naa ne supporter bi moom il est tellement confiant que ni ASC Diobo day jaar ci kaw Cité Gabon waaw baax na loolu moom c'est à revoir loolu yëpp ci biir terrain bi lay xewee. ki nga xamante ni moom moo nekk suñu wet muy coach ASC Diobo donc dañ koy laaj pourquoi choix bi ci ASC Diobo or que 83 ASC mi ngi fi ci Rufisque la moo tax mu def choix am ci l'ASC Diobo. waaw maa leen nuyu ñëpp di leen ziar bu wér tey choix ma def ASC Diobo mën naa ne fi laa juddoo fi laa yaroo. tey mën naa ne maa nekkoon secrétaire général ASC bi de 2008 à 2018 parce que j'ai fait 10 ans comme au secrétariat kon donc su ma yoree équipe bi pour man yoon la ma yor ko quoi tamit fi laa dëkk amul lu ASC Diobo moo tax xama rek tey ma ne naa ñëw daal lépp lu ma xam-xam ma yàlla may ma ñëw jàpp si comme que doomu dëkk bi la noonu loolu indi choix bi ASC Diobo quoi. voilà donc dégg ngeen ko bu baax nee na fii la yaroo fii la màggee bokkoon na staff ASC Diobo ba tey ji mu doon coach ASC Diobo loolu yaakaar naa ne ku bëgg ASC bi rek mooy def loolu donc bëggoon nañ xam tey ji sa joueur yi seen état fu mu toll seen état mental yow loo gis si joueur yi instant bi seen état. waaw gars yi moom dama laa gis si ñoom rek mën naan ay gagneur lañ quoi tey seen état de mooy laa gañ ndax nee naa kuy fubal rek moom pour man joueur bu ne loolu nga war a def sa bopp quoi tey match ñaaram niil défaite ak victoire. mais ñoom seen bopp moom xamuñu niil xamuñu défaite quoi ñoom li ñu xam mooy victoire te gëm naa ne bu yàlla defee jàmm dina am victoire incha allah. voilà donc dégg nañ ko li mu wax donc bëggoon nañ xam tuuti tey ji équipe bi am nañ mentalité bu taxaw am nañ physique tey ji lan nga war a mën a teg tey ji boo li nga xamante ni boo ko tegee tey di nga gagné équipe bi nga xamante ni moom mooy Cité Gabon et ñëpp xam nañ Cité Gabon équipe bu baax la. yor ay joueurs yu baax aussi donc yow tey jii ces stratégies tey peut-être loo ñu doon wax tuuti lan nga war a mën a teg pour gagner Cité Gabon. waaw noonu ma war a teg pour Cité Gabon mooy favori sur le papier mais man gëwuma loolu man li ma gëm mooy terrain te man jàpp naa ne man li ma gëm man en tant que coach gu ASC Diobo li ma gëm mooy tëngeej maa fi man quoi man loolu laa gëm. voilà donc dégg ngeen ko bu baax nee na moom li nga xam ci moom mooy esprit tey ji mooy moom tëngeej moom moo fi man donc kon. loolu coach bi nga xamante ni dafa am confiance coach boo xamante ni il est confiant tey ji moom moo sañ a wax loolu donc tey ji booy ñaax say joueurs yow loo leen di wax si sa dernier mot. waaw sama dernier mot mooy ñu redoubler d'effort rek donte que am naa quelques blessés am naa tam quelques boys yoo xam ne administrativement pare wuñu tey mën naa ne match duñ fool mais comme koroog rek premier match mën naa ne 14 jours laa yóbbu stade tey samedi tamit je suis prêt yóbbuwaat yeneen 14 jours yóbbu même 14 jours stade incha allah gëm naa yàlla dina may ndam quoi ndax liggéey nañ ko bu dee ndamay maye daal. bu dee yàlla maye ndam ak liggéey mooy maye ndam noonu dañuy am ndam gëm naa loolu.
voilà à l'instant c'était ki nga xamante ne moom mooy coach ASC Djubo mu wax réaction am ci li nga xamante ne moom mooy ay joueur am ak li nga xamante ne moom mooy équipe bi mentalité beeg lépp loo xamante ne ni équipe bi pare na pour gagner ASC Cité Gamo rek yaakaar naa ne ASC Djubo yor na ko donc l'émission tire à sa fin c'était votre présentateur DJ Siliou dans votre émission coulisses des nawetaan donc on se donne rendez-vous très très bientôt bu ñu jógee foofu dañ leen di ñaan juste que ngeen cliquer ngeen aimer ngeen partager ngeen abonné ci chaîne bi.